jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw niñ koy defee ayu bés bu nekk dëgtal leen li nga xam ne moo di seen chronique. tey seen chronique dama koy tàmbalee ay kàddu yoo xam ne suñu sëriñ bu baax sëriñ Mansour Sy Djamil daf ko rotaloon di nu wan réew mi ñan ñoo ko tënk ci dëgg-dëgg. ay ci lañ ñu déglu kàddu yooyu buñ ko dégloo ba noppi nag daan leen wax lu tax ma tàmbale tey jii kàddu Serigne Mansour Sy Djamil yii ñu déglu ko. Des raisons politiques de bas niveau, il peut ligoter ses adversaires potentiels. La condamnation de Khalifa Sall me rappelle, et le silence de tout le mafia, la mafiocratie, c'est-à-dire la mafiocratie politico-religieuse. C'est le silence de cette mafiocratie politique. Cette mafiocratie politique et religieuse qui s'est distinguée par son silence, mais qui rappelle également le silence de cette même mafiocratie politique et religieuse durant la traite des esclaves, où les marabouts sortaient des fatwas pour justifier la traite des nègres. Est-ce que vous nous demandez du Conseil constitutionnel de déposer candidature pour élection présidentielle? Est-ce que dañuy laaj candidat yi ñu toog tari Fatiha rek laa yem wax ma sax Baqara ba Naas Fatiha rek laa yem? Est-ce que dañ koy laaj candidat yi? Est-ce que dañ leen di laaj ne leen yéen salafiste ngeen wala wahhabiste ngeen? Est-ce que dañ leen di laaj da ngeen bokk ci loge maçonnique bi am déet? Kan moo mën a waat ci àqulaay taalam ne Senghor, Abdou Diouf, Ablaye Wade, Macky Sall kenn bokk ci loge maçonnique? Kan moo ko mën a waat? Tànnuñu imam. Président de la République la ñuy fal. Tànnuñu imam, président de la République la ñuy fal. Président de la République boobu ñuy fal nag dañ na ko mu yoral ñu réew. Falu ñu prêtre, falu ñu imam. Président de la République la ñuy fal bu am ay qualité. Tey jii réew mi nañu seetlu rek ñi nga xam ne dañ leen di tudd ci ay luxóor ci ay sàcc ñoo dàq dem umra ñoo dàq aji màkk ñu baree bari li ma lay wax nii ñi nga xam ne ci marché scandale yu réer yi leen di tudd ña ngay umra ji di aji màkk mbubboo jullit bi. président bi ma bëgg yàlla na doon sax até mais xam nga lu ma koy wax na nga fexe ba bul sàcc sunu xaalis na nga fexe ba alalu réew mi nga bàyyi ko fi sa ñañ yi ànd ak ku ci laal pikini ci alalu réew mi jàpp ko tëj ci biir kaso bi mu delloon suñu xaalis. Na nga fexe ba xale yi bu ñu yeewoo bëgg jàngi l'école professeurs yi duñu grève ndax lépp loo xam ne soxna nañ ko fajal nañ leen ko. Nañu fexe ba suñu justice bi di atte dëgg di ko teg ci ay textes yu leer. Na nga fexe ba réew mi am ci sécurité. Na nga fexe ba gafaga askan wi bu mu ruus bu ñu yokk prix loolu laay laaj man président ak leneen ak leneen. Na nga fexe ba bul ruus loo suñu réew bitim réew. Na nga fexe ba bul doon jaamu tubaab yi lu ñu bëgg nga defal leen ko del xalaat Sénégal ci contrat booy signé. Na nga fexe ba suñu pétrole bi bu ko saax-saaxee yàlla na doon ate ku gëmul dara moo ma gënal jullit bi nga xam ne day ñëw mbubbu jullit bi damm loos dem kër sëriñ si sol mbaxana wengal ñëw toog laam-laamee te bu ñëwee fii toj réew mi ay ñoñam ju këpp kees kenn du jàng kenn du faju ate bu mën a yor réew ci mu mucc ayib askan bi gis seen bopp moo ma ko gënal. Kon débat bi foofu la ni ñu indi débat d'idée waxante nii laa nammee yor réew mi. Xam nga lu tax ñuy woon nit ñi ci waxante yu bon ak yu sew loolu la ñu xam moom la ñu miis sos duudal randal loolu la ñu xam miin ko. Dañuy ñaan yàlla nag suñu démocratie dox ay jéego yu wér ku
bëgg nam réew mi taxaw ne nii laa ko bëgg a yoree ñu def monitoring waaye xuloo ak yooyu kenn toppatoowul loolu benn ponk la ay ca ñu déglu ji président Macky Sall. Mes chers compatriotes, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Dakar Matin. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. Dakar Matin. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Dakar Matin. kaddu yi ma teg di ko fàttali président Macky Sall moo may ma wax ci Seynabou Ndiaye Diakhaté ñu ne yaay yóbbu na li nga xam ne moo di rapportu OFNAC 2016 rapport boo xam ne ci coobare OFNAC njiitu réew mi ci boppam coow lee bari mu ne ko Seynabou indil ma rapport bi nag ñu raxas ko ba mu set wecc xool ko bu baax a baax secrétaire permanent bu OFNAC xaritu benn bakkan directeur cabinet bu président de la république lu ñu xam bari na ñu raxas ko ba mu set wecc te rapport bi pare na bu yàgg Nafi Ngom Keïta moo ko defoon affaire Petro-Tim suuf suñu saaxee ci corniche bi yëpp maa nga caw normalement ma leen yëgal lenn rapport buñ ko jébbal dañ ko raxas ba mu set wecc dem nañ sax ba contrôleur yi bu ñu jubee léegi collectivité locale yi nga xam ne waa APR ku jiite kooku da la wax ne man APR laa bokk de ñu dëpp dem nañ ci bàyyi contrôleur ñu yóbbu leen ci benn bërëb ñu war a contrôler kooku woo premier ministre woo Seynabou Ndiaye Diakhaté ñoo ñu delloosi wat ci OFNAC bàyyi contrôle bi ku ñuy nax kuy jaaxaan di tuur ndox sa bopp ngay njëkk a tooyal kenn dofu fi fer nañ ay nax dañoo wow bu kenn dong nag xam lépp toog dara du nekk ci rapport bi loo xam ne nguur gi dina ci wax mais d'abord dañ ko sas moom bu génnee rapport bi ba pare dañ ko sas loo ko tënk mu war a def conférence de presse siiwal rapport bi Cour des comptes ñoom rapport bu mujj bi sax pare na rapport bu njëkk bi moom génnaguñ ko kon xam nañ lépp kuréel yi nga xam ne lépp mooy saytu duñ génn dara la Macky waxoon rek wooy génn ay rapport fii di ci tudd samay nit ñu leen di ngawte ça cette presse corrompue là Macky Sall moo doon wax loolu de rapport OFNAC bi dara du ci nekk wala lu ci nekk du garaaw ñëw ci demuk Macky Sall ci université Cheikh Anta Diop président naam ñu ngi lay féliciter ci 6 pavillons yi waaye ay seer na trop gars yi def nañu calcul bi seer na trop xam nga fa lañ la doon xaaree nga inauguré université Sine Saloum mi nga xam ne pose nañ première pierre bi ba première pierre bi far réer ñu dem loué ay locaux bëgg sëlëm nit ñi te wax ne léegi mu tàmbali. Dakar Matin. te léegi permanence su APR pare gaawtu googu kay kii mën a defar loolu kay xanaa war naa mën a defar université Sine Saloum boo xam ne 2013 xaw ma lañ def pose première pierre bi ba tey mais li ma jaaxal te tiital ma xam nga lan la président liñ génne ci sécurité ci oto gendarmerie naa leen wax leen de gendarmerie boobu sera au cœur de la répression pour échéance électorale yi ñu jëm yàgg bawul dara la ñu génne bés boobu ba ngay dem université man daf maa jaaxal est-ce que matoon na ko loolu yëpp ñu génne nag xam nga pour lan la pour des fantômes ndax campus social bi ubbiwul woon maanaam étudiants yi nekkuñu woon ci néeg yi kenn nekkutoon fa ñi dañ jaay tëj nañ campus bu vide nga koy inaugurer 6 pavillons yu ni fa arsenal sécuritaire boo xam ne da ngay ne état de siège état de guerre waay kuy defal lu baax ay nit te boo demee di leen ko jébbal da ngay tiit ba li ñuy mobiliser ci arsenal de guerre day doy waar
xanaa kon yow foogoo ne da ngaa def lu baax xanaa foogoo ne da ngaa def lu baax loolu yëpp ñu génne nag dafa am lu ñu ci jublu te moom ngay gis politique d'intimidation appeuré nit ñi loolu lañ ci jublu du leneen te man maa lay wax ne gendarmerie sera au cœur de la répression may laajte est-ce que inauguré 6 pavillons boo xam ne ay fantômes ñoo fa nekkoon jaroon na loolu yëpp. Dakar Matin. boo noppee war ngaa woo waa gendarmerie li ngeen def dafa ëpp tee leen dal leen ndax matu ko woon génne nañ ba génne yoo xam ne fa jéggi dayo may wax ne xanaa kon yow booy dem campagne électorale char de combat ngay wàccee ci gox yi xanaa char de combat ngay wàccee ci gox yi rax ci dolli waxal gendarmerie ñu yokk Kër Massar gi nga xam ne ni ñaa ngi fay ñàkk seen bakkan 10 gendarme moo fa nekk 300,000 habitants bu ñu la mën a defalee loolu kay xanaa war nañu aar askan wi yeewoo ca Kër Massar ndax da ñoom sonn nañ waaye Arsenal bi ñu génn fii nit ñi ba ñu rombee ci corniche bi sax dañ den reetaan jeexal ak kaddu yi nga xam ne kii di Barthélémy Dias da ko rotal ci wax ci wàllu patron de presse bi réew mi lu ko yàq média yee ko yàq buñ ko ragal taa bu ñu attaqué journalistes yi nit ñi di mer mais ku ci gis sa bopp yaay mer déedéet saa su ne ñun tamit ñuy jóg di wax ci ñeneen ñun suñu milieu li ci am fa jéggi dayoo patron de presse yi rek ñoo ci dund nekk ay homme d'affaires yor des groupes de pression waxuma groupe de presse des groupes de pression te nag may wax ne Ablaye Wade lim leen defal Macky Sall mënu leen ko defal ndax Wade tabe gi nekkoon ci moom foogu mën a nekk na ci président Macky Sall a bokk ay ñooñam ñoo koy wax kon may wax ne lii dëgg ba nekk dëgg réew mi média dafa war a jouer rôle am ci wàllu démocratie ci wàllu tabax réew mi waaye moo yor média di ko yoree nu la neexee média yi nag média privé ay moomeelu nit la ay famille ñoo ko moom loolooy dëgg 3 groupes de presse yu fi mag yëpp ay famille ñoo ko moom ku nekk ay famille ko moom famille yi seeni intérêt la ñuy gérer loolooy dëgg aussi tey jii aide à la presse day génn nañ lim journaliste yoo xam ne yëg nañ sax na seen kër dugal lañ fa aide à la presse. Dakar Matin. nañ lim journaliste yu ko yëg duñ ko sax yëg aide à la presse buñ ko yëkkatee pour lan la pour neen la pour organe de presse bi la tey jii patron de presse ñooy dem ñu defal leen amnistie fiscale dindi leen lépp lu leen yoreel ci impôt may leen ko parce que waxtaan na ak président Macky Sall ñu dindi leen ko pourtant de impôt yooyu dagg nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee seen bërëb bi est-ce que dina delluwaat ci ñoom tey jii ñaata suuf lañ leen daggal ci réew mi donc médias yi am nañu problème bu rëy am na responsabilité timit ngir lan fexe ba suñu réew nekk ci dëgg duñ faral kii bàyyi kee duñ xañ kii jox kee ñu yemale ñëpp loolu mooy lu jaadu loolu la démocratie laaj ay groupe Sud Communication ba ñuy judd 87 pour xeex la woon pour démocratie mën a am ci réewum Sénégal moo tax mu jur lu mu jur kon tey jii ak a bëri lu ñuy nëbbal président Macky Sall ba damay dégg benn patron de presse wala kenn kilifa na ma li nga wax de dëgg la man ko da xam ngeen ko lépp lu ma leen wax yéen a ma ko gën a xam kon dañoo am responsabilité historique mais nag sénégalais yi dofuñu de ak ñoo soree dof xipp nañ seen bët di xool ku nekk xam nañ fa nga far ak la ngay def ak la ngay dil xam nañ ko bu baax a baax leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah